salaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk jullit yi sama mbokku taalibe yi waaw seen mbokku taalibe moo fi dellu si waat pour ñuy eggali waxtaan yi ñuy waxtaan comme niñ koy defee guddi àjjuma ju nekk ñu waxtaan si sang-sang yi ñu waxtaan si dundu yanante bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moom xuus nañ si lu bare nettali nañu jaar yanante bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nañu guerre yu mu def yëpp nettali nañu tamit ay yenn si saxaaba yi mu doon àndal waaw seen jikko seen taxawaay taxaw bu ñu doon taxaw sang boobu loolu yëpp nettali nañ ko si vidéo yu jàll yi nettali nañ tamit histoire xalif yi waaw Seydina Omar waaw Seydina Osman waaw Seydina Alioune nettali nañ tamit xilaafa Seydina Aboubacar Sadiq waaw loolu yëpp taarix la histoire la day permettre ñu connaître ñu xam suñu histoire diine léegi nag ñu ngi xuus ci histoire imam yi ñu ngi xuus ci histoire nit yàlla yu fi jaaroon waaw benn particularité rek la ñuy def mooy si dañuy waxtaan aujourd'hui mooy dundu xaadim rasul mooy jëflante bu mu doon jëflante ak tubaab yi ak lan moo ko booleeg tubaab yi ak tubaab yooyu ñan lañu ak jaar-jaaru cheikhul xadim ak jaar-jaaru tubaab yooyu waaw loolu ñuy ñëw di leeral di nettali ñu ngi ci état bu Gabon bi mooy Congo français bañ ko déporté Congo français waaw bokk yi ñu ngi sàkku ci yéen fekkee dafa am ku ñu sut alwa mu dimbali ñu waaw fekkee dafa am ay juumte ci man la ñu ngi góorgóorlu di jéem a tënku ci ay archives di jéem a tënku ci ay téere di jéem a tënku ci ay témoignages di jéem a tënku aussi ci ay thèses ay recherches waaw pour approfondir diggante Cheikhul Khadim ak tubaab bi parce que diggante la bu nga xam ni luñ ci xam tey bariwul luñ ci nettali tamit wóorul voilà moo tax ñu bëgg di xuus ñu leeral xam lan moo xew dëgg ci diggante Cheikhul Khadim ak tubaab yi lu ñu mën a nettali tey mooy lu xew ci Zaïre mooy lu feeñ lu tubaab yi bind lu Cheikhul Khadim bind waaye am na lu nga xam ni beneen dimension la kooku moom nañ ko bàyyil ñu nga xam ni mooy ay nitu yàlla mooy baatin bi waaw kooku moom ku yàlla mayul tuuti ci boppam ku yàlla mayul tuuti gis-gis ku yàlla mayul gisu xol wax yooyu doo ko mën a comprendre waaye dañuy am tey jii rek ci lu nga xam ni dëppoo na ci Zaïre bi loo xam ni tubaab yi bind nañ ko teg ko Cheikhul Khadim bind na ko teg ko waaw te nettali jaar-jaaru Cheikhul Khadim daf ñu yokk suñu gëm suñu yaakaar ci moom parce que nitu yàlla bu mag a mag la waaw moo tax ñuy ñëw di gëstu ay mbiram pour xam nan la histoire am ak tubaab yi demee ak yenn enseignement lañ ci mën a tirer ñu ngi commencé waxtaan bi ci turu bismillahi rahmani rahim waaw ñu ngi yemoon la dernière fois ci état bu déportation Gabon bi wax nañu trajectoire bateau bi waaw ville de Pernambouc voilà trajectoire bi parce que ñu bëri dañuy juum ci trajectoire bi Xaadim Rasul sax bindal na ko boppam ba nu mu eggee Libreville foofu juumte yuñ ci njëkk a wax mooy dafa am téere bu ñu mujjee bind ci histoire Cheikhul Khadim Gabon boobu tamit am na ay juumte parce que dañ ni Brazzaville lañ ko wàccee Brazzaville après mu ñëw Matadi Satikama après nag ci la doog a ñëw Libreville waaye da ngeen di gis ni ba ñu xóotalee recherche yi da ngeen di gis ni foofu dafa am juumte foofu inverse bi la ça veut dire que Libreville la wàcc mais da ngeen di gis ni après dafa ànd ak lieutenant gouverneur Albert Dolosi def tournée bu nga xam ni Albert Dolosi mu ngi déparé début janvier la déparé Libreville voilà pour dem ba Brazzaville waaw def na ci yoon bi 6 mois la def ci yoon bi moo tax da ngeen di dégg sax ci waxtaanu Moussa Ka voilà mu naan gouverneur bi dafa ni yow mbër nga waaye man dañ may waaj a affecté waaye su dul woon loolu naa la yor voilà loolu muy xewe woon Brazzaville te wax na dëgg sax parce que mu nettali Moussa Ka boobu te da ngeen di gis ni poste yu Moussa Ka di lim lépp ci nettali boobu muy poste de Ludima muy poste Satikama wax yu mu wax yëpp ak Matadi voilà da ngeen di gis ni trajectoire gouverneur Albert Dolosi la voilà Albert Dolosi yor nañu ay documents am moo nekk ni Albert Dolosi moom ngeen di gis nii moom trajectoire bu mu def ak Cheikhul Khadim ba nu mu koy yóbbee Mayomba kooku dinañ ci ñëw gis ngeen ci àllu Mayomba bi da ngeen di gis ni Albert Dolosi dans la forêt de Mayomba ak monsieur Larzac ak monsieur de Conte ak monsieur Albert Dolosi en avril 1896 voilà moom laa doon tijjee waxtaan bi sànq ma ni
mu ngi déparé Libreville Albert Dolosi parce que mission bu nga xam ni la Brazza moo ko sant Brazza moo doon commissaire général bi moo ko sant ba mu ñibbisee le mois de janvier parce que Cheikhul Khadim ba muy ñëw Libreville Brazza nekk fa woon mu ngi woon mission France ak Alger te foofu la Alger année boobu sax la takk jabar Algérie ci la ñibbisi le 18 janvier yóbbu sant Albert Dolosi ay mission la ko joxoon waaye kooku dina ñëw ci prochain waxtaan bi étape bi nu ñu jëlee Cheikhul Khadim Libreville yóbbu ko Mayomba kooku mooy waxtaan bii di ñëw ñu dinañ ci dugg ci détail bi ñan la àndaloon ak yan ville la ñu def ak étape yan étape la ñu def ak nu ñu bàyyee Cheikhul Khadim Mayomba moo tax da ngeen di gis ni Libreville Cheikhul Khadim yàggu fa ba mu accès le 2 octobre 1895 mu ngi fa jugee le 2 février 1896 da ngeen di gis ni 4 mois wala 5 mois la def Libreville lan moo xew Libreville 2 choses moo xew ci dundu Cheikhul Khadim Libreville déjà fu mu wàcc parce que la dernière fois nee naa ba mu wàccee Libreville julli na fa ñaari ràkk waaye dañ ko yóbbu tey jii fu nga xam ni tey jii soo demee Libreville fu nga xam ni grande mosquée bu Libreville fu ñu ko tabax foofu la Cheikhul Khadim njëkk a nekk emplacement boobu voilà ci Gabon te Cheikhul Khadim foofu la doon jullee premier prière am yi voilà ci emplacement mosquée boobu la ko doon jullee mooy 2 emplacement la Khadim Rasoul teg tànkam après nag quelque temps la fa def ñu jëlee ko yóbbu ko Montagne Sainte nag camp militaire la da ngeen di gis ni camp militaire boobu dafa balaa ngay accès ci camp militaire boobu ñu fa dëkkoon ci camp militaire boobu lu tax sax ñu yóbbu ko Montagne Sainte ci camp militaire bi parce que amuñu woon place ci prison yu ma waxoon la dernière fois ba Cheikhul Khadim ñëwee teg tànkam Gabon dafa am benn bâtiment bu nga xam ne prison la moom du prisonnier droit commun voilà da déporté politique la déporté la semi liberté la nekkoon mooy 4 bâtiments yooyu bâtiment A bâtiment B bâtiment C bâtiment D temps yooyu mu ngi am 96 condamné dafa feesoon prison moo tax Khadim Rasoul desul Libreville ñu yóbbu ko nag Montagne Sainte voilà dafa am particularité parce que il faut que ñu xam histoire église catholique pour ngeen xam lan jëflante bu Khadim Rasoul doon jëfle ak église catholique da ngay gis ni bii thèse la bu nga xam ni ñu ngi ko tuddee l'église catholique au Gabon de l'entreprise missionnaire à la mise en place de l'église locale de 1844 ba 1982 li nga day nettali histoire église u Gabon voilà Libreville nu ñu def ba ñëw Mayomba nu ñu def ba ñëw Luango nu ñu def ba répandre dama indi thèse bii rek pour ñu mën a xam contexte ban la parce que dañu dégg ne Khadim Rasoul nekkoon na ci côté ay église ay missionnaire ba mu nekkee Libreville ak ba mu nekkee Lambaréné ak ba mu nekkee tamit Mayomba mais dañu nettali histoire église boobu nan la demee voilà te camp militaire boobu mu doon wax sànq ci fond bi ci biir benn église fa nekkoon tey jii ku fa dem ci Montagne Sainte di nga fekk église Saint-Pierre voilà lu indi église boobu parce que foofu événement bu nga xam ni Cheikhul Khadim moo koy tracé moo fa xew mooy première épreuve bu mu am parce que lu mat a laaj mooy nu ñu mënee déporter Cheikhul Khadim en semi-liberté après ñu egg ci condamnation à mort loolu la ñu gën a gëstu sax parce que loolu il faut que mu xel nangu ko parce que départ bi déportation la ñu wax ba nu muy eggee Libreville déportation la ñu wax semi-liberté na te du Cheikhul Khadim rek am na prisonniers yu bëri mun nañu lim seen tur te yor nañu téere bu nga xam ni mu ngi lim prisonniers déportés Gabon yëpp de 1898 ba 1913 turu Cheikhul Khadim mu ngi ci moom la ñuy gis nii ak ñeneen ñëpp ay Ivoiriens ay résistants voilà ñu nekkoon résistants yëpp bañ la woon Gabon mooy premier bañ bu ñu tijji ci Afrique yóbbu fa moo tax ñu conseil privé bi Saint-Louis ñu dox ndigal ñu yóbbu Cheikhul Khadim Gabon Libreville da ngeen gis ni ay île lañ koy faral di yóbbu Montagne Sainte premier fa montagne la bu isolé mais quelque temps dañ ko fa tegoon doon xaar gouverneur bi ñibbisi Albert Brazza ba Brazza ñëwee janvier ci la jox ndigal Albert Dolosi numéro 2 am pour mu jël Cheikhul Khadim parce que da ngeen di gis ni mission bi sax dañuy bind ni dafa war a créer ay centre de transportation parce que suñu nee transportation mooy ay déporté voilà da ngeen gis ni ba mu ñëwee nag ñëw na Kilu ñëw na Luango ñëw na Mayomba ñëw na Brazzaville
ñëw na Loudima voilà foofu la créé ay centre voilà si la Khadim Rasoul nag Mayumba lañ ko affecté voilà il bu ma doon wax muy histoire catholique yi moom la ñu balayé rapidement pour ñu mun a xam parce que lu fa xew mooy benn événement fusillade bu ñu bëggoon fusiller Cheikhul Khadim bon xam naa prochainement la ñuy wax lu waral fusillade boobu parce que soo liiree document bu ñu yor ci thèse bu nga xam ni sur l'organisation justice coloniale thèse bu nga xam ni benn français moo ko def da ngeen di gis ni délit la woon parce que lu waral sax délit bi condamnation à fusillade Cheikhul Khadim Rasoul mooy drapeau bi camp militaire boobu dañ doon lever drapeau bi Cheikhul Khadim ñoom nag dañoon saluer drapeau bi suñ koy lever Cheikhul Khadim nag dañ ko reproché ni moom respecté wu loolu te temps yooyu délit la woon condamnation à mort 12 soldats ñoo la war a fusiller loolu moo indi fusillade du Cheikhul Khadim mais balaa ñuy ñëw ci fusillade boobu pour nga accès mu ngi xew ci Montagne Sainte montagne bi nag dafa amoon camp militaire ak église catholique église bu nga xam ni cathédrale la yu nga xam ni bu ñu njëkk tabax Libreville 12 minutes jot na xaar ñu balee cathédrale yi ba beneen yoon ñu xuus ci waxtaan bi voilà Sainte Marie la ñu njëkk créé moo Libreville la nekk ñu ngi ko créé en 1844 mooy premier cathédrale bu tey mu ngi Libreville ba léegi dañ ko réfectionné sax moom la njëkk créé en 1844 par des missionnaires lu xewoon nag Gabon mooy missionnaires yi ak protestants yi dañ doon def comme protestants yi ay américains lañu missionnaires yi ay français lañu mais ñoom dañ doon xëccoo territoire Gabon pour xool kan mooy njëkk coloniser religieusement pays Gabon convertir leen ci seen idéologie religieuse voilà moo tax dañuy wax missionnaire di wax ay protestants Saint-Joseph des Benga lañ ci teg moom la ñu pays des Benga loolu la lay fàttaliku mooy peuple bu dëkkoon Montagne Sainte voilà 1848 lañ ci teg ñu defaat fa beneen cathédrale toujours ñu ngi ci Libreville Saint-Pierre sur le plateau voilà Saint-Pierre nag mooy église bu Cheikhul Khadim nekkoon ci camp militaire bi voilà près des villages des esclaves de Montagne Sainte tey jii yor nañu ay photo yu nga xam ni entre Libreville photo yu bëri la nag yoo xam ni voilà entrée bi ba Montagne Sainte voilà yor nañu photo yu bari yu nga xam ni qui date de l'époque de 1896 ban situation ban kii la Khadim Rasoul nekkoon ban environnement voilà yor nañu photo yu bari yu nga xam ni ak ba nu ñuy créer Saint-Benoît voilà Saint-Benoît des Glaces ci pays bu nga xam ni Montagne bi Sainte les Benga ñoo fa dëkkoon Benga ak montagne bi avant sax Cheikh ñu koy tuddee Montagne Sainte mu ngi tuddoon Nomba yi Benga di nga Nomba yi Bonga ci seen làkk mooy la montagne des Benga voilà peuple Benga ñoo fa dëkkoon du Benga yi rek voilà parce que Benga yi ñoo occupé woon Montagne Sainte bi ba Petite Côte bi la tubaab yi nekkoon deuxième plan la montagne bi nekkoon foofu nag la peuple Benga nekkoon fi doon nekk ay peuple bu nga xam ni si ñu ngi doon dundee si commerce bi mooy bateau bi si wàccee mooy marchandise yu ñu doon wàccee ak si pêche voilà si peuple boobu la si lañ doon dundee mbokk ñu yemal ko fi 13 minutes jot na ba beneen yoon ñu xuus nag si nekkum fusillade boobu nan la demee bu Khadim Rasoul ak nan lañ koy jëlee Libreville di koy yóbbu Gabon di koy yóbbu astafurlah Mayomba